tàmbali waatu liggéey diggante Dakar Ziguinchor bu bato bii di Jamboñ ca googu diwaanu bët Saalumu Sénégal ab diir ak taxaw ndax jàngoroy coronavirus tàmbali gi tey ci talaata ji terewul matuwaay jël nañu ko muy ci Ndakaaru di foofee ci Ziguinchor ngir lii di xeex beeg coronavirus. wàllu xibaar bokk na ci li nga xamante ni mooy rembetuk dex gi di fleuve Sénégal ca Bakel lu toll ci téeméer ak fanweer ak ñeenti hectares tool yoo xamante ni nangu na ko ndoxam dex googee jamono yi ca Gidaaxaar département bu Dagana naka noonu dex gaa fa tëradi génn lalam ba juróomi mètre dox diggam ak dëkk ba waral njaaxlem askan wa leneen ci xibaar ñaareelu xaaj la bu PUDC li jëmmal tàmbali gi président Sall def na ko ci kaw tukki yi mu doon amal ca diwaanu Saloum tournée bu jeex démb ci altine ji ci technique bi Abdoulaye Diop. ñu tàmbalee xibaar yeeg dem ak dikk ci wàllug waax yu Sénégal diggante Dakar ak Ziguinchor bato bii di Jamboñ dina tàmbali liggéey bi talaata tey ji wutali foofu ca Ziguinchor ni ñu ko waxee ci njëlbeenu xibaar yi nag lu jëm ci wàllu matuwaay lépp jël nañ ko ngir wàccoo ak digley kër docteur loole bokk na ci li nga xamante ni kii di kilifa gi jiite ko sama Abdou Salam Kane dénk na ko rajo Futur Média ci weneen wàll port ab Ziguinchor responsable yëpp fa ñoom it dogg nañ ci wàccoo gi ñeel geste barrière yi ci xeex ak jàngoroy coronavirus ci fànn woowee sax dañu ci déglu commandant bu port ab Ziguinchor Mamadou Moustapha Niang ak Lamine Ba. bi ñu jotee ne xibaar bi nga xam ne wax nañ ñu ko ne bateau yi dañu war a commencé àllarba fii la ñu war a egsi talaata la ñuy ñëw départ Ziguinchor pour ñëw fii port Ziguinchor ñun ñi nga xam ne ñooy autorité maritime yi fii nekk port Ziguinchor ak ñi nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne ñooy bokk ci nga xam ne ci li nga xam ne ñooy sécurité ak ci port Ziguinchor dajaloo nañu waxtaan li ñuy dogalal waxtaan pour yan ndogal la ñu war a jël ba nga xam ne ñi nga xam ne ñooy tukki ci gaal gi nga xam ne fii la ñuy départ Ziguinchor dinañ mën a voyager ak xel mu dal léegi nag yi ci njëkk mooy dañu wax ni kenn képp kuy dugg ci port Ziguinchor da nga war a takk sa masque balaa ngay dugg ci port bi aussi di nga raxas say loxo ba mu set aussi gendarme yi dinañ leen jox ak ñi nga xam ne ñooy liggéey COSOMA ay thermoflash ñuy jël température képp ku nga xam ne sa température am nañ ci xel mu yaakaar ne sa température ñu xool la dalal la aussi dañuy xool nañ benn local boo xam ne ci la ñuy jël bu ñu amee xel mu ñaar ci yow foofu lañ lay tegandi ba nga xam ne mooy docteur yi ñëw séntu la li nga xam ne aussi mooy di gaawale liggéey bi pour jëndum ticket meeg li ñu naan enregistrement checking bi yooyu yëpp nee nañ pour mu gaaw ba nga xam ne nit ñi duñu mën a dajaloo port Ziguinchor lépp yemm na pour bateau bi mën a dem comme ni mu daan demee bu njëkk avant pandémie acteurs yëpp jàpp nañ ci pour nga xam ne li nga xam ne autorité bi digal nañu ko pour ñu respecter les mesures yooyu yëpp matana fii ci port Ziguinchor. mu nekkoon leeral yi commandant port Ziguinchor Mamadou Moustapha Niang ci li nga xamante ni mooy matuwaay yi ñu jël ngir teeru fa ci jàmm ak salaam bato bii di Jamboñ war a jugee Ndakaaru incha allah talaata tey ji wutali foofu ca Ziguinchor ci anami xeex ak coronavirus ci àddina ak ci Sénégal wàññite koppar yi nga xamante ni collectivité territoriale yi daan nañ ko am ci Sénégal loolee ne mi ko nañ ko dund ko ak jàngoroy coronavirus ci wàllu au conseil collectivité territoriale daal dina ànd ak ñoom nekk seeni wet ngir kon noppee ànd ci gëstu gi ci yeneen ni koppar di fonds supplémentaire lu jëm ci wàllu kon taxawu ëtt bi ëtt yooyee di collectivité territoriale njiitu réew mi président Macky Sall jeexal altine démb ji li nga xamante ni mooy tournée agricole yi mu doon amal ci diwaanu Saloum ci wàllu woowee daal dina fa jiite am xew jëm ci lancement ñaareelu phase di xaaja PUDC programme urgence développement communautaire ngir kon may àll bi ñu jot ci ay jumtukaay matuwaay it naka noonu ci diwaanu Kaolack président Sall kañ fa it ñii di paysan maanaam béykat yi ak seenu njàmbaar ñu déglu ko président Sall ak Ibrahima Diamé. li nga gis nag mooy yàlla def na sutura ba nawet bi gàncax gi bëri na àll bi naat na loolu mois d'avril déjà ba ñu jotee les premières prévisions ñi nga xam ne kuréel yi ko yor ci wàllu météo wane woon nañ ne ren 2020 dana nekk at mu bëri ndox su nañu ne kat kon nañu waajal nawet bi ginnaaw ndox mi dana bëri nañu yokk ñulug bi daaw def nañ 40 milliards ci campagne agricole ren comme ndox mi dana bëri nañ ko yokk def ko $50 milliards malgré Covid bi donc loolu effort la yoo xam ne daanaka mosul am ci wàllu campagne agricole fi ma jeexalee tournée bi nag fii ci Kaolack mooy PUDC moom dootuma ko wax ndax ñëpp xam nañu ko programme la bu am solo lu taxoon ma créé PUDC bi may wut réew mi di dugg ci biir Sénégal li ma gisoon seetlu ko fu ne mooy boo duggee ci biir réew yi ci gox yi ak gox-goxaan yi lu ñu lay jooy mooy ndox foo dem
lañ lay jooy mooy amuñu courant lañ lay jooy mooy yoon bu ñuy dem lañ lay jooy mooy jigéen ñi sonn nañu ci liggéey di liggéey seen loxo di wol di soq di bojj dafa ëpp ma ne dinañu fexe ba jigéen waratul jël dooleem di ko liggéeyee ngir dundal njabootam donc loolu mooy programme bi nga xam ne moo ëmb PUDC. njiitu réew mi président Macky Sall démb ca diwaanu Saloum ci njeexite tournée bi mu doon amal jagleel ko wàllu mbay mi ci réew mi bët gànnaar bu Sénégal askan wa dëkkee fu mel ni Gidaxaar akum njaaxle Gidaxaar nga ca département bu Dagana njaaxle gi li ko waral mooy dex ga di fleuve Sénégal moo daal di ball bu tali fa ñoom ci juróomi mètre yu dox diggante loole nepp dex ak seenaw dëkk moo waral seenaw njaaxle ñoom waa Gidaxaar Mamadou Diagne. ginnaaw taw yu métti yi ñu nemmeeku fii si biir département bu Dagana dex gi nar na jël dëkk bii di Gidaxaar nekk benn dëkk boo xam ne mi ngi nekk si commune bu Bokhal te digganteem ak Richard Toll toll si juróom-ñaari kilomètre situation bi lay jaaxal loolu kii di Jibi Jaw nekk kenn koo xam ne dafa dëkk si village bi lee moom mi la sax mi ngi yuuxu wàllu. dëkk bi yëpp ndox la surtout nag benn part boo xam ne koy teg dex gi jóge ne si à 500 mètres bay sës dëkk bi benn dig ceinture moo xam ne moo ko sës di dugg si biir aussi bon boobu ba léegi noo ngi si ça fait 2 semaines wala 3 ñoo ngi si di tiré mais bu ñu tiré 2 jours rek taw bi tawaat jàpp yàqaat lépp lu ñu liggéeyoon village bi ñu ngi def lu ñu mën mais duñ ci néew doole torop. mu nekk yuuxu wàllu yoo xam ne Jibi Jaw dafa jàpp ni autorité yi nga xam ne dañuy nekk fii si biir dëkk bi dañ leen tànqam la loolee tax ba muy sàkku ndimbal si njiitum réew mi. gisuñu nag sous préfet gisuñu préfet gisuñu keneen à part le maire te moom xam naa ne suñ commune bi amuñu doole yooyu kenn jàppaluñ si leen à part moom du kenn ku nga xam ne war na taxaw na fi Gidaxaar nag takku nañu ñu ngi xeex ak ndox mi daañu xeex nag ba moom bu ëpp nu doole jël ko mais du doon sàkku nag le président de la république muy Macky Sall mu gestu nu ñun waa Gidaxaar sonn nañu torop ñu jàppale nu. laata réaction gouvernement bi askan wi yeewoo fii si biir Gidaxaar ñi ngi sàkku ndimbal si responsable politique yi ak waaye defal yàlla yi féete fii si biir département bi ngir ñoom ñi lay ñu mën a génn si situation bi lee Mamadou Diagne fii si Gidaxaar ngir rajo Futurs Médias. jërëjëf Mamadou Gidaxaar la kon ni ngeen ko déggee du Gidaxaar ñu leen di ziar waa Bakel naka noonu mucc ñu ñoom ci tere dig fleuve bi di fleuve Sénégal téeméer ak fanweer ak ñeenti hectares yi suuf sunu fa bayoon la ndox ya nangu foofee fa ñoom donte njiital SICAP moom dafa gis ne daal lépp nag du kenn ku cay njàkku mooy dérèglement climatique bi ci àddina Moussa Oumar Gueye. ci jamono ji nga xam ne dañu seetlu ay coppite ci jaww ji loolu nag tax saa su ne dañuy gis ay mbënn ak yeneen yu ni mel tax na kii di directeur général bu SICAP di Mamadou Kassé xam le ni fi nga xam ne moo faree bët penku Sénégal Tambacounda rawatina fi faree Bakel ak ci booru Gouloumbou dafa am ay dex yi fa ne yoo xam ne saa su ne mën na daal fonki ba nga xam ne dafay dugg ci biir daal di mëdd ay tool wala ay kër ci noonu nag ñu war ci mën a gën a xippi indi ci ay saafara Mamadou Kassé moom mooy directeur général bu SICAP nekk responsable APR ci Tambacounda. indi jafe-jafe kay crue ak décrue yi nga xamante ne moom la ñuy am mooy yéeg ak wàcc yi nga xamante ne ni dex yi dañ koy xam ci diggante dex bi nekk Sénégal ak dex bi nekk Mali am nañ ci ñaari jafe-jafe déjà yoo xamante ne mës na am parce que Gouloumbou gi am mbënd moo xamante ne ni yam na yàqu-yàqu yu métti yu fi amoon te jamono jooja ministre de l'intérieur Macky Sall moo ñëwoon fii jàppale ñi nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllu banaana bi autant OMVS comme OMVG comme SILS ay alerte te ñu ngi def ay suivi autant service météorologique yi waaye agriculture environnement ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor lakki ministère bi yor lépp lu nga xamante ne wàllu réseau hydrographique la ñoom ñi ngi ci liggéey bu baax a baax pour teewlu yi ñu war a teewlu ak anticiper yi ñu war a anticiper pour que yooyu bañ a sonalati agriculteurs yi ak population. Tambacounda commune ci jëmmi boppam dafa am daal benn yoonu ndox bu fi jaar buñ ko naan Mamakunda fekk faro bi moo ko wër ci noonu nag am ay kër yoo xam ne daal dañu tabax ci faro bi waaye itim ba tey mu jot nag ñu daal di gën a mën a gas ay yoon yoo xam ni ci biir Mamakunda bi ndox mi dana fa jaar fekk du lor askan wi ci wet gi itam ñu daal di fa ibbi ay pexe yoo xam ni danañ fa def lépp lu jëm ci wàllum mbayum dër mi ba légumes yeeg yeneen yu ñuy ittewoo ñu mën ko am fii nga xam ne moo faree ci Tambacounda Moussa Oumar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. Moussa jërëjëf ñu del si Ndakaaru dem ba Hann Bel-Air daa mel ni wuyootul turuwa ak air bu neex pollution la nu fay dund maanaam saxaar soo xamante ni fu ne ci jaww ja di bawoo foofee fa ñoom ñu ci bari ci askanu gis ne pexe genn gi fi lekk ak jubbanti rek mooy di takki masque ak yeneen ngir daal di sàmm seen wér-gu-yaram reportage foofee ci Hann Bel-Air ak Mamadou Oumar Ba. ay tuyau yu mag ñoo nekk ci kaw di génnee saxaar ñu ngi Hann Bel-Air fu jege lool port bi fii ñëpp a gis saxaar si waaye dafa mel ni kenn bugg cee àddu
ñu wéyal suñu yoon di wër kuy wax ci pollution bi masque bi ci kanam bi Alassane Boor yi lay liggéeyee mu nangu ni ci zone à risque la ñu nekk. comme zone bi déjà dañ ko tuddee zone industrielle déjà loolu noonu rek déjà day wane c'est des zones xam ne à risque yu ñu war a moytu la dañoo war def ay masque tamit boo Covid bi moo fi indi mais je crois que même au-delà de la Covid les gens dañoo war a continuer di protéger wu parce que fii moom y a déjà la fumée qui est là c'est la pollution. Abdou Aziz da doon romb mu dégg lu ñuy wax mbir yi yitteel ko lool mu yëkkati ci kàddu yi. moytu rek ndax kenn xamul quoi te fii ay boîte yu mag rek ñoo fi nekk essence bi fi lay jaar gasoil bi fi lay jaar oméga bi fi lay jaar avant masque yi di ñëw lii feebar bi tax ñu indi ko mais lii dafa baax ci lu ma dama képp kuy liggéey fii ci secteur port bi. masque mooy solution bi ñëpp joxe ñu jàpp ni nit ñi dañoo war a aar seen bopp ci pollution comme ni ñuy aaree seen bopp ci coronavirus bi. Omar Ba ñu koy gërëm dem ba Ranérou Ferlo ak ndaw ña fa mere ñu ne ba fut kii di njiital kër docteur foofe médecin chef district ndax ak cooxe gunu gis ci wàllu yorinu ko pajum askan wa foofe waral ndaw ñey sàkku départ am ñu ngi ko xamle ci ndajeek taskatu xibaar yi ginnaaw ba préfet tere seen marche Ali Bandel ñoo mbooloo mu takku la ñu woote woon ngir dajak taskatu xabaar yi wane li leen naqari ndaw yi bootu ci ab collectif li ñuy ñaawlu moo di ni seen médecin chef de district sanitaire bi dëkkee ak ñoom réewul la muy nekk ci Ranérou te itam nee nañu day sàggane ñi nga xam ne dañuy tawat te yaakaar am paj ci district ba waral tey jii ñu boole seen bopp benn dank di ñaax sàkku ci nguur gi ñu jëlee ko fi indi leen keneen. defal traitement ñu nekk foofu di kaar médecin bi gisuñ ko ba kale bi décédé ba waa ji gaay la doogañ surtout président Macky Sall ñu ngi koy ñaan ñun waa Ranérou nañ ñu jàppale surtout ñun jigéen ñi parce que kuy def échographie ñun si jigéen ñi kuy def césarienne ñun si jigéen ñi problème bi si bëri ñun jigéen ñi ñoo koy daj ñu ngi ci ñaan rek nañ ñu jàppale tabaski su ñëwee même su amee ñu war a jëm na am ñu war a des parce que tabaski day am ku bëgg a am doom day am ku feebar. ci seen ndaje ak taskatu xibaar yi ndaw Ranérou yemuñu si waaye itam ñu ngi ñaawlu anam bi xale yi di mànde ca gox ba nde sax du sàngara la ñuy naan waaye ay parfum yu ñu tuddee bul faale la xale yi di naan. sàngar bu ñuy jaay fii ñu xam teguñ ko fenn amuñu seen papier te sàngar bi lu yàq rek la indi fii ci dëkk bi 2 mois yii rek am nañu fii ñaari gaañ-gaañ yoo xam ne sàngar moo ko waral dañoo bëgg ñun suñu jàppee fii kenn koo xam ne day jaay sàngar ñu yóbbu ko tribunal lañ ci def luñ ci war a def ñeneen ñi ñu bañ ci topp sàngar bul faale lor na waa Ranérou yàq na dëkk bi. marche de protestation lañu bëggoon amal ci mbedd Ranérou waaye préfet bu département bi génne arrêté interdire ko ñu mujjee ko nag waxtaan bu yaatu ak taskatu xabaar yi mbir yi amee ci teewaayu ay takkader yi bawoo gendarme mu nekkoon seen naataango Ali Bandel ña fii ci doonu Matam RFM. jërëjëf Ali Bandel médecin chef district sanitaire bu Ranérou bi nu joxoñ ci seeni tuuma yooyu ndaw ak mer gi jëmee ci moom RFM Ali Bandel fexe jokko ak moom diggee gi mu def mooy réaction du ñàkk talaata ji mooy kon lii di gis-gisëpp boobu médecin chef ci boobu tolluwaay yi ci Ranérou RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute ak ñeent. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. Ousmane Sonko góom la ci opposition bu Sénégal kaddu yi Mamadou Massaldi bokk ci front résistance nationale mu ngi ko yëkkatee ca Thiès sàkku na ci weneen wàll mu dakkali ŋàññam mu ne moom Ousmane Sonko. Mamadou Massaldi doon àddoo ci jamonoy xew jëm ci njoxem fukk ci moto pompe jëm ci askan wi leen di tàggaleeg waame ci diwaanu Thiès Mamadou Massaldi ak Cheikh Anta Diop. ci doomu Thiès ma gis jafe-jafe yu suñu mbokk yi di dund Thiès muy inondation bu metti bi nga xamante ne gis nañ ko Medina Fall Kawsara Këri Kaw Ngent Sompaate ak cité Ablaye Yax ma jënd ay moto pompe ñëw jox ko administration territoriale bi suñu gouverneur bi moo ko jiite mënoon naa def comme li ñenn ñi di def une forte mobilisation politique dugg fi nga xamante ne moo tax jël moto pompe yi jox ko responsable yu ma neex su boobaa non seulement maa ngi nax sama bopp mais maa ngi nax ñi nga xamante ne dama jóg pour dimbali leen ma jàpp ne politique boobu dafa war a wees parce que ab réew dafa mel ni ab kër dafa am bunt moo waral ma jël jumtukaay yi jébbal ko gouverneur pour mu jox ko les sapeurs pompiers am na ñoo xam ne dañ koy utiliser pour ay positionnement politique ku mel ne Ousmane Sonko mu war a taxaw apporter des solutions que muy ŋaññi opposition bi nga xamante ne moom nee na fa la bokk loolu war naa mun a tey xel askan bi tey xel nit ñi parce que sa gannaaw moo taxawoon ne ñi nga xamante ne ñoo yore Sénégal ñu soppi vision wu Sénégal tey bëggu investisseur bu taxaw bëgg a ñëw Sénégal nga taxaw ne ancien président yooyu muy Senghor muy Abdou Diouf wala Abdoulaye dañ leen war a fusiller tey nga ñëwaat di ŋaññi ñi nga xamante ne yéen a bokk kuréelu politique bi
kooku war nañu xoolaat taxawaayam parce que dama jàpp ne politique war ñu koo nas si ay sos mane naa profité pour tontu ko xam na nag tekkaaralul yenn leaderu opposition bi du caagane dañ ko ragal wala dañoo ragal ay ñoñam fii dóor fay moo fi nekk wax ju ñaaw nag ñëpp a ko mën may wax Sonko nag na arrêté je suis membre du front de résistance nationale si toutefois que aussi mu yëkkatiwaat ay tuumaal teg ko si leaderu opposition bi dana xam ne lu mu yóbbante moom la jotaat. RFM Sport. tàggat yaram Malal Junior Diagne maa ngi lay ziar Malal. maa ngi lay delloo ziar la jasal. bisimilah. ñu doore ak waa Teungueth FC di équipe bi war a teewal Sénégal ci Ligue des champions atub ren ji ña nga seen wàllub tàggatu doon nañ ko bés ni kon démb ngir waajal liggéey ba seen entraîneur bi nag ni daal am na programme goo xam ne taxawal nañ ko ngir lépp mën a jaar ci yoon gannaaw ba ñu toogee ab diir yënguwunu Youssouf Dabo la ñuy déglu ci micro Soda Thiam. waaw bon di wax alhamdulilah di remercier aussi autorités yi nga xamante ni jàpp nañ si yëpp pour ñu am possibilité tàmbali liggéey bi parce que c'est tout ce que les stades yi ubbeeguñ ko woon tey groupe bi ñaar lañ ko def mu am benn groupe boo xamante ni dafa dem di def visite médicale dafa dem seeti docteur pour ñu càmbar seen yaram et mu am beneen boo xamante ni ñoom tey lañu aussi ñoom ñoo nekkoon si terrain bi quoi di liggéey yàlla def na lépp jàll na si yoon alhamdulilah. waaw loolu moom jafe-jafe mënu see ñàkk parce que toogaay bi yàgg na mais comme li may wax boobu ba léegi toogaay bi dafa nekk situation boo xamante ni mënatuñ si dellu ginnaaw xam nga donc du ñu toog rek naan toogaay bi yàgg na il faut que ñu trouver des solutions maintenant pour avancer si liggéey bi. leneen itam waxtaanee ko muy xale Sénégal bi di Edouard Mendy ma nga ca Düsseldorf ca Allemagne. foofa la ko waa Chelsea yemu xaatimoo la kayit yóbbu tey ji ngir càmbar yaramam ba xam ndax mën na am déet bokk ci seen équipe googa moom nag awukat bi dañ ko fa jënd ngir daal mu ñëw yokkal leen ay ndëgërlaay ci seen wàllu défense ndax gisee nañu ni kookee di Kepa di Kafane gudduñ toll nii dóorewut fayiwut Mamadou Oumar Ba. Kepa ñu ngi wéy di ko critiquer ndax erreur yi muy def ki fi nekkoon góolu Bilbao at yi di toll ci 26 kepp spécialiste yu bëri jàpp ni attanul nekk ci club bu mag ci championnat bu toll ni Premier League attanul itam statut gardien bu gën a seer ci histoire football ñaari at yi mu njëkk a def Chelsea mel ni li koy firndeel ndaxte 51 buts la jël ci 54 matchs saison wam bu njëkk bi ci topp 58 buts la jël ci 41 matchs kepp weer yi di dem chiffres yi di wane Kepa du ki ko Chelsea foogoon ci 33 matchs Premier League juróom-ñetti képp la si jëlul but Mendy moom ci 24 match am na ci 9 clean sheet Mendy moomee 76,3% ci pourcentage arrêt la def alors que Kepa 53,5% la ci def Mendy magee Kepa ñetti at gën ko njool itam moo tax centre yu dugg ci surface am yépp 10,2% yi Mendy arrêté na leen Kepa moom 7,6% képp la si jàpp ci contexte boobu Mendy mën a doon bu ñëwee gardien numéro 1 bu Chelsea. Edouard Mendy ci Angleterre googa démb Manchester City di vice champion bi door nu seen liggéey dañu daal di tàmbali rek daan ñii di waa Wolverhampton ñetti bal si benn De Bruyne ak Foden ak Jesus ñoom ñoo daal di kon dugal but ya foofa Aston Villa tam daan waa Sheffield United ca Italie ñu jeexale foofa ñoom tam soobu nañ ci liggéey bi seen championnat bi AC Milan daaji na dugg bu am solo ci compétition dafa daaji rek daan ñaari bal si dara équipe bu Bologne bi Zlatan Ibrahimovic alaaji moo dugal ñaari yoon te moom nag ay atam weesu na fanweer ak juróom-ñett waaye ba léegi gone yi am ay fukki at ak juróom-ñett ak ay ñaar fukki at yooya ku mu ci fereesu say mbokk ñëw maanaam yaa am kattan macha allah yax yi dëgër tubarkal jërëjëf Malal Junior Diagne Malal ñuy fàttaliku nag tey làqu ku tedd xalif général ku lu Tijaan ba woon sëñ Abdou Aziz Sy Al Amine gis na tey la làqu woon talaata tey ji kon 22 septembre 2017 tey 22 septembre 2020 ñu ñaan rek suñu borom yokk leeram amin taas ñu ci barkeem allahumma amiin di woon kilifa gu njaboote la woon wallaay te amoon Pastef waaw yëgoon tam doomu aadama yi dëgg la mooy borom ku doon wax naan kuy def lu lay def nga fayu kañ ngay doon ab sang kañ ngay doon ab sang comme ñun nag dañoo bëgg ne sang nanuy tànqamlu rek léeg-léeg ma topp doon may waxee ci couloir bi ndeysaan tabarkal jërëjëf Diagne RFM rajo askan wi ñu yegg seeg yéen ci chronique culture bi am mbégte àndaat ceeg soxna Anna Rocha
maa ngi leen di nuyu mbokk yi am mbégte loolu àndat ak yéen ci ab chronique culture bu bees fii ci RFM gis-gis bu bees mooy titre xew-xew bi nga xamante ne mooy fësal ñeent fukki at yi nga xamante ne ci la Kalidou Kassé di yëngu ci wàllu art bi mu nekk nag initiative bu tukkee ci ay xaritam atum 2015 bu ñu sukkandikoo ci Anta Sow Camara nekk njiital comité d'organisation bile xew-xew. bu doon xaar Kalidou rek. du am parce que moom bëggul fës li mu bëgg a fësal daal mooy liggéeyam benn bés ñu toog di waxtaan bi ñu calculer gis ne que mu mat 35 ans ñu ne que 35 ans moom foog ñu màggal ko tombé moom tamit mu nekkoon période boobu amoon inspiration mu ne justement sax fi mu nekk am naa œuvre yu bari yoo xam ne mën na nekk faire l'objet d'une exposition c'était en 2015 35 ans yi ñu def ko musée Théodore Monod ñëpp si kontaanoon là il nous a dit écoutez on va pas faire ça chaque année on a dit ok pas chaque année 2020 bi mu commencé ñu ne Kalidou 40 ans donc ñoo ko teg pression. li ko dalee kon ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre gi ñu dëgmal dinañ amal ay manifestation yu bëri yu ci mel ni benn exposition individuelle ci musée des civilisations noires mu nar a doon nag gulet ab artiste sénégalais di fa exposé ci anam yooyu yulee depuis bu ñu inauguré bërëb bi ak léegi dañ ci déglu docteur El Hadj Malick Ndiaye nekk directeur artistique u xew-xew bi. anniversaire bi dañoo am benn objectif mu nekk benn défi en même temps mooy nañu présenter Kalidou Kassé mu mel ni Kalidou Kassé dafa am 20 ans. parce que il célèbre 40 ans de carrière mais artiste du màgget donc comment Kalidou Kassé dans quelle mesure la mën a ñëwee le 27 novembre présenter ñu ay œuvres yu bees tàq yoo xam ne nag day mel ni œuvres yoo xam ne da ciy jàng expérimental comme ni ñu koy waxee une 50aine d'œuvres yoo xam ne yëpp yu bees tàq la mais tamit ku xam Kalidou Kassé ku yàgg gis ay œuvres am di nga deviner ni identité am signature am moo ngi ci œuvre ba léegi. mu di itam anniversaire bu am solo ci artiste plasticien bi di Kalidou Kassé surtout nag ci lu jëm ci wàllu démarche artistique bi nga xamante ne moom la tànn. dañoo toll moment boo xam ne àdduna bi ci boppam moo taxaw mais àdduna bu taxawee war nañu taxawaat xool li ko taxaw loolu lan la kon il faut ñu ubbiwaat suñu bës comprendre ubbiwaat seen mooy gis-gis bu bees bi mooy nan la ñu defee ba nga xam ne tey relance à partir de l'après Covid. nan lañ ko mën a defee man par exemple période bi mu amee dama leen kii de opportunité la sax pour àdduna bi ndax tey on était dans nos certitudes maanaam ku nekk yaakaaroon fi nga toog lépp leer na la gis-gisu bees bi nag du seulement ci wàllu art bi société bi ci bopp moo war a am gis-gisu bees ci lépp. kon nag mbokk yi fi la ñuy yem ci chronique culture bi di leen jaajëfal ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. incha allah Anna Rocha jërëjëf ñu egg ak yéen ci Koro News ànd ak Pape Bes Diba. Covid-19 bi ak sévère gi nga xam ne nii sévère na ko bay egg ci faat nit yi benn njàngat goo xam ne bureau de prospective économique bu Sénégal la ñoom ñoo ko def ñi ngi wax ne score bu Sénégal jóge na ci 0 bu tegal 93 ci 20 septembre egg ci 0,92 ci 13 septembre suñu réew Sénégal mi ngi ci 45e rang ci àdduna bi yépp ci Afrique nag mu ngi ci ñaar fukk ak ñaari rang bi ci Afrique googu sax ak Algérie bi nga xam ne ni moom romb na juróom fukki téeméeri junni nit yi nga xam ne ni ñoom ñoo am jàngoro feebar gi waaye Algérie gis na ne par jour ña fay am jàngoro ji mi ngi wàcc bu baax a baax bilan bi nga xam ne nii nag waa agence France Presse établir nañ ko ci altine gi li wax naa ne am na lu toll ci juróom-ñeenti fukki junni ak juróom-benn fukk nit yi nga xam ne nii kon ñoom ñoo faatu ci àdduna bi yépp li ko am nag doomu jàngoro coronavirus bi mu ngi ëpp fanweeri million ak benn ci fanweer million ak benn yi nag jàpp nañ ne ñaari fukk ak benn yi ñoom jot nañ wér ca Espagne lu jege benn million ci Madrid ñoom dañ leen tëj seeni déplacement lu ñu wàññi la bu baax a baax ndax réew mi dafa bëgg wàññi bu baax a baax feebar bi nu muy lawee foofu alors que ci Royaume-Uni nag di Angleterre ñoom nag foofu autorité santé yi ñi ngi artu bu baax a baax nee nañ suñu changé wul comportement yi foofu fii ak weeru novembre réew mi dina egg ci jour bu ne dina am ñaari téeméeri doomu aadama yu faatu ci jàngoro ji ci États-Unis bilan officiel bu mbas mi war na egg ci ñaari téeméeri junni
junniy doomu aadama ci altine gi université John Hopkins ñoom ñoo ko comptabiliser jamono jile nag li faatu mu ngi ci téeméer ak juróom-ñeenti fukk junniy doomu aadama ci juróom-benn million ak lu tegal ci nit yi nga xam ne ni ñoom lañ recensé ne ñoom ñoo ko am mu ëppale bu baax a baax waa Union européenne Brésil ak Inde. ñu wax ci réew yi nga xam ne ni dañu am doole ñoom dañu adhéré ci dispositif bi nga xam ne waa OMS dañ ko teg ngir yombal réew yu ndóol yi ñu mën a am ñàkk bi faj coronavirus liste bi nag génne nañ ko ci altine gile commission Union européenne ñoom engagé wu nañ ci ñaari fukk ak juróom-ñaari réew yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci commission bi ñu ne dinañ jàppale réew yi bu baax a baax nga boole ci Norvège ak Islande États-Unis ñoom dañu confirmer seen retrait ci OMS bokkuñ ci liste boobu naka Chine itam bokk ci. Savon Marseille Alphé seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf yu xamtiku ku mu tax a njool booy toqi di gàtt ku weddi laajal locataire yi ci réew mi l'observateur nañu ñu bari ci ñoom seeni bailleur ñoo ngi leen di génne ubbil yéenekaay bi état d'urgence sanitaire bi taxoon président Macky Sall ne woon borom kër yi nañu bal seen locataire yi leen amel ba jëmee jamono moratoire boobee président de la république maye woon ba mu jeexee ci la jàmm mu jeex ci diggante ñi luye ak ñi leen luye maanaam ci diggante locataire yi ak seeni bailleur ne ñu bari ci ñoom ñoo ngi doo dàqe ak a jaabaytoo ko jaabante di dem ak a dikk ci tribunal ci lu matul weer ci département bu Ndakaaru justice jot na fi lépp juróomi téeméeri assignation en référé d'expulsion ndax ñàkk a fay Momar Ndaw njiital ASCOSEN di leeral ci l'observateur ne waa agence nationale statistique ak démographique di waa ANSD def nañu gëstu bu wane ne fii ci réew mi téeméeri locataire yoo fi jël juróom-benn fukk ak juróom-ñaari maanaam 67% ya toll nañu bés boo xam ne laata ñuy fay seen location lu nekk daj nañu ko ñeneen ñuy daj ci coono bu xel dajul ñoo ngi ci Les Échos mu di doomi Sénégal yi dem Italie di liggéey ca tool yi italien ñoo ngi xam ne ci yéenekaay bi ne la ñu fay dund dara wutaliwu ko ak njàmm kenn ca ñoom ñu naan ko Moodu wax ci yéenekaay bi ne bés bu yàlla sàkk dana def ca tool yi fukki waxtu ak juróom-benn yu tojul minute di wëtti tamaate njamb bu noppee juróomi euro la ñu koy fay mu séddoo ko ak ko fa yóbbu te du moom rek ne am na keneen nit kuy dund lu ne mel ba di ko wax ci journal Les Échos mu di xaali nee na moom bés bu yàlla sàkk fukki waxtu ak ñaar dana ko liggéey ca tool yi juróom-benni euro yu fekk gës lëf la ñu koy fay mu jël ñaari euro ya jox ko capot maanaam parrain di ki leen wutal liggéey ba liggéey bi jëm ci financer ñaareelu phase bu PUDC journal L'As xamal nañu ne kilifa yu réewum Sénégal ñoo nga ca bu baax a baax jot nañu caa dajale téeméeri milliards ak juróom fukk Soleil national dëggal xibaar bi ci xëtamu njëkk wax ñu ne ci ñetti téeméeri milliards yi ñu soxla ngir financer phase 2 bu PUDC genn wàll ga di téeméeri milliards ak juróom fukk ya jàppandi na waa Banque africaine de développement waa BID ak waa Fonds de soutien au développement ñoo assuré financement bi la Sénégal jëlaat wax ji wax ñu ne wax ji des na ndax ci mission boobu waa FMI Fonds monétaire international def nañu ko ci réew mi ci diggante juróom-ñeenti fan ba fukki fan ak juróom-ñett ci weeru sàttumbar wane na ne coronavirus bi tax na PIB bu Sénégal mi ngi ci 0,7% ci 2020 gi journal L'Info ne ko information boobee nag moo tiital kilifay réew mi ne dafay firndeel koom-koom gu boole photo ñu ak gàllu góose ci Sénégal état bu Sénégal Pape Massata Diack nee na dafa war a porter plainte justice bu France mi ngi ko waxee ci Vox Populi Pape Massata Diack ne justice bu réewum France dañoo xotti war may président bu Sénégal li ñu def mu ne su ko xàmmeeg saaga république bu Sénégal Pape Massata Diack ne baayam Lamine Diack bu waxoon àdduna bi tukki kon si yow mooy tas-tasar mu ne koo ne duma la topp fa ngeen jëm a sorewul léegi lu ñu fi waay waxati ñun waa njaageen di nga xam ne bàkk nga njàkk man Pape Massata Diack duma ci bàyyiti kenn xam naa lu bari xam naa yu bari bu ñu ma taxee wax danañu dégg luy tàkkate du fay suur soit nañu ginnaaw bi mu sàkko ci état bu Sénégal mu topp ci yoon justice bu France Pape Massata Diack jàpp na ne classe politique gi guerre gën a sëxin ci àdduna bi mooy bu France ku wax justice sam xel dem ci magistrature magistrat yi réew meeg ñol-ñol gi ñu nekkee fa ñu ci tollu journal Le Quotidien xëyee na ko xibaar ñu ne kii di Souleymane Teliko président union des magistrats du Sénégal ginnaaw convoqué gi ñu ko convoqué woon ca inspection générale administration justice ñoo ngi koy xaar léegi ca kanamu conseil de discipline bu magistrature gi la yoon duy wax yu mu waxoon ci interview la ñu koy toppee waaye dogalu justice yu ñu ne da koo dinget ci ay waxam ñu wax ci tournée économique yu président Macky Sall yi La Tribune ab doxant di promenade la ko jàppe di tournée économique yuy xeeñ politique bu baax a baax yéenekaay bi dolli ñu ci ne ca Kër Massar askan wa mu fa seeti woon ñoo nga ba léegi ca biir ndox ma mu leen bàyyi woon njaboot yu bari seenu jaaxle ku jaxasoo dafa gën a yokk saafara su wér la ñuy xaar ci inondation yi Abdoulaye Mamadou Guissé président mouvement Fulla ak Fayda nañu ci xët mu njëkk Vox Populi saafara soosé bu ñu ko yaakaare ci Macky Sall dóor nañu suñu loxo ci ëkk Macky Sall xelam nekkatul ci gouverner ak demam lay waajal jamono ji limite rek moo di Macky Sall lajj
na tële na ba ñëpp teg ci seen bët bëggut a démissionné Abdoulaye Mamadou gisee ne Macky Sall ay waxam taxawul du nitu kàddu lu mu la wax lu dul Marième Faye Sall la nopp rek waxu la dëgg Dakar dem dikk wan nañu Mamadou Racine Sy ne sama bopp ma la gënal du bañ naa la ubbil source wa tey Dakar dem dikk yi doon yóbbu personnel bu hôtel King Fahd Palace ñu daan liggéey ak daan dellu seeni kër yéenekaay bi nee nañu Dakar dem dikk nangu nay watam ndax nee nañu waa hôtel King Fahd Palace dañu leen yoreel bor ba noppi di leen ajo adjudant chef Babacar Ndiaye commandant brigade bu Thiaroye ak i gaayam l'observateur nee nañu ñoo teg loxo benn marchand ambulant bu dëkk Thiaroye Azur njaayum yamba la ñu ko jàppe 40 kilos yamba ak benn la ñu fekk ci moom waa ji di marchand ambulant bi ñu ko jàppee ba laaj ko li muy def lu ko ci dugal li mu leen tontu moo di dañu ko wax ne njaayum yamba dafa dox moo tax mu dajale ba am 2 millions am investir ko ci yamba ji. Savon de Marseille Alphé seen quincaillerie AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jërëjëf Mamadou Mohamed jërë ngeen jëf mbokk yi xibaar la woon ak RFM bokkoon na ci ne xibaar bateau bi nga xamante ni mooy jàmboñ war a tàmbaliwaat ak dawam talaata tey ji diggante Dakar Ziguinchor naka noonu Ziguinchor Ndakaaru ab diir nag mu taxaw ay weer ginnaaw jàngoroy coronavirus waral kilifa yi rawat na ca port ab Ziguinchor jël matuwaay yëpp ngir wàccoo geeg digle kër docteur dex gi di fleuve Sénégal ak it ball gi wutali waa Bakel am na fa yàqu-yàqu yu mu fa def lu toll ci téeméer ak fanweer ak ñeenti hectare ci wàllu mbay mi yoo xamante ni jamono yi ndox ma nangu na ko fa ñoom gi daxaarit ci département bu Dagana naka noonu askan wi dex gi bawu leen fleuve Sénégal gi daanaka daal dina jugee ci lal ba wutali fa ñoom ba juróomi mètre diggam ak dëkk ba leneen ci xibaar ñeel ñaareelu pàcc bu PUDC gi nga xamante ni askan wi ci gox yu xëccee ko tax a jóg ci wàllu jumtukaay ak wu nekkin ñaareelu xaaj boobee lancé nañu ko démb ca diwaanu Saloum ci njiital président Macky Sall mi fa nekkoon ci ngan tournée ci wàllu mbay daal dina ci profité moom njiit réew mi kañ bu baax baykat yi ak seenu taxawaay tey ji 22 septembre 2020 bis na tey ñetti at ci ginnaaw ak làqoom ku tedd ki xalif général Kulu Tijaan ba woon Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine xool ak xel yëpp demaat ci moom ñu ñaan suñu borom yokk leeram ca taas ñu ci barkeem fay ko bu baax taxawaay gi ci diine l'islam Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi ca kanam tuuti seen émission daan coronavirus dinañ ci ànd ak professeur Djibi Diakhaté ay weer ginnaaw ndorteeluk lii di programme mu daal di fentoon ànd ci ak ASC yi ak communes yi waaye ministère de la santé duppe ko nawetaan Covid fu nu ci toll askan week lan ci am ne résultat ak li des ci taxawaay gi loolu lépp nañ ko jàngat nundur ak moom daañu leen demalit ci lenn ci sunuy diwaan ak kenn ci correspondant yu RFM ñu yendu ak jàmm.